jëf mbokku téléspectateur yu RDV tey moo di àjjuma le 20 mars nekk sunu 5e et dernier numéro de la semaine seen émission sunu biir ñu gërëm leen sant leen baax a baax jaajëfee leen ci qualité bi ak fidélité bi ak ni nga xam noonu ngeen ñuy gunge waaye tamit gërëm bu baax a baax toute l'équipe technique waaye tam bokk na ci la rédaction yi nga xam ne si ni ñoom ñoo fi nekkoon ci bëccëg ak léegi waxtu bi nekk bu jotee dañuy àndandoo ak yéen ci seen émission sunu biir fas yéen tamit gën a yaatal li nga xam ne rek moom la ñuy waxtaanee waaye li ko njëkkee gërëm ñi nga xam ne ñoom lañ fi amoon démb ak thème bu am solo bi nga xam ne si moom la ñu doon waxtaane mu jëmoon ci auto entrepreneuriat gërëm suñu gan yooyu tey ñu fas yéene rek jëm ci leneen waaye moom moo di communication en situation de crise naka lañ war a communiquer ñen ñoo war a communiquer naka lañ war a waxee ak ñen ñoom ñoo war a wax ndax ku jóg wax ku mu neex wax lu ñu neex wax ndax am na secret d'état am na waaye tamit raison yoo xam ne si ne ni xam dëgg ba ca lu ci nekk daal tey incha allah bëgg nañ ko waxtaanee loolu nag dañ ci ànd ak sunu naataango sunu xarit kooku nekk di Daouda Mine nekk rédacteur en chef bu l'Observateur Daouda ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax. li may bëgg a rectifier tuuti rek mooy nekkoon naa rédacteur en chef bu l'Observateur mais nekkatuma ko. fi mu toll nii maa ngi ba léegi groupe Futurs Médias. mais man maa nekk directeur de publication bu IGFM site bi et puis directeur des supports numériques. donc maa ngi sama bureau mi ngi Almadies léegi. sant yàlla bu baax a baax. yal na yàlla gën a yokku ñu kontaan ci bu baax a baax. di la ñaanal ndam comme saa su ne waaye tamit di la béggee ci teewaay bi nga xam ne rek def nga ko ci li nga xam ne moo di sa émission sunu biir. ci beneen wàll ñi ngi ànd ak Mor Sadaga Sylla moom tamit bokk ci comité scientifique fële ca Masalikul Jinaan tey tamit ñu am mbégte tamit ñëw daje ak moom fii nga xam si rek moom moo di sunu jotaay tey salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay siyaara ci bisu àjjuma bu tedd bi di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. di la ziyaara di ziyaare waa RDV yooyu yëpp. di jiital ci ziar bi yow sa jëmm ji toog tey nga yàgg def émission jëm ci wàllu bâtiment nga xam ne depuis ñuy tabax jumaay Masalik bi depuis au début toppoon nga ñu ba fi ñu egsi fii ba yàlla def ñu ubbi ko ak li ci xew yëpp kon sant yàlla di nuyu ko amit sama xarit bu yàgg xam naa ne moom mën naa ko présenté Daouda Mine nekkoon ancien fële ci l'Observateur ni nga ko waxee noonu jóge fa jamit jaar Seneweb jóge fa soog a dem IGFM tey yàlla def tamit mu jiite nombre tànk yu am solo ci kuréelu journaliste yi di ko xam ne ku baax la ku yàlla jox muy liggéey ci média bi ñu yàgg nañu xamante jàpp naa ne kon émission bi dina war a mën a doon émission bu amal njëriñ askan bi li tax ñu bàyyi suñu yitte ñëw fii incha allah yàlla na ko yàlla def te jàppale ñu taxawal ñu tamit mottali de wéral suñu ay kàddu ba li ñuy wax incha allah mu jural askan bi njëriñ te loolu lañ ci am yaakaar incha allah Daouda tey bu ñu waxee situation de crise directement naka la ñuy communiquer. kan moom moo war a wax. rawatina fi réew mi toll nga xam ne adduna bi bépp tey ji dañuy jaaxle am na lu xew am na loo xam ne si ne am na muy Covid 19 nekkatul kumpa ñëpp xam nañ ko ñi ko doon laam-laamee ñi ko doon njott ak ñi ci doon wax ak ñi ci warta wax ñëpp xam nañ ni léegi nag ay la yowén am na mais mu mel ni communication yi dañu wuute kenn ku ci nekk dañuy dégg ay kàddu du jóge fu ne mu mel ni dañ ci jëm baaraamu tuuma lu ci bari la presse ñoom aussi ñuy tuumaal état bi di wax ak autorité yi waaye autorité tamit di wax ci sunu ay réalité socio-culturelle kenn ku ci nekk nu la nee waxee tey yëfi nee na këtt ni joon naka la ñu war a def. man dama jàpp ne communication déjà bu ñu nee communication il faut que ñu maîtriser communication parce que communication dafa bëri ay pàcc. il faut pas trop communiquer mais il faut pas moins communiquer il faut nga diggu doomu mooy lan waxal li nga xamante ne dina tax askan bi am les bonnes informations sans pour autant nga jox leen lu ëpp lu nga xamante ne après dina leen tiital wala kii surtout bu fekkee dañ dem en période de crise donc bu ma xoolee ba foofu am na lu nga xamante ne mën nañ ko reprocher ñi ñuy woowee les gouvernants ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor mbir mi am nañ lu ñu mën reprocher également ñi nga xamante ne ñoom ñooy journalistes yi nekk communicateurs yi pourquoi ma wax loolu parce que bu fekkee ne dañ jàpp ci tey jii li ñuy woowee coronavirus dafa am benn manière de communiquer bu nga xamante ne autorités yi commencé woon nañ ko disons le ministère de la santé nga xamante ne ñoom ñoo centraliser toute la communication bi nga xamante ne ci affaire coronavirus bi gis nañ ni tous les jours à partir de 17 heures ñoom ñooy ñëw génn def benn déclaration ñu gis ni am na nu ñu doon communiquer au départ communication au départ bi nan la woon dañ doon jëlee toutes les informations ñu joxe ko daan nañ dem ba wax ni kii kat mi ngi ñëw nationalité sangam la mi ngi am ñaata at xam nga mi ngi ñëw ci vol sangam ak sangam mi ngi dëkk béréb sangam dañ daan joxe information yooyu pour man loolu warul woon ci commencement bi pour man loolu warul woon mais est-ce que nekkuloon bëggoon a leeral préciser mais aussi attirer attention nit ñi ci
lii kat am na pour joxe mesure yëpp pour nit ñi mën a xam identifier. foofu laay waxee ne dañoo pêché ci seen communication parce que bu fekkee ni yaa ngi communiquer il faut que yow nga xam lan mooy communication paramètres yëpp nga mettre ko en jeu avant que ngay def loolu parce que erreur de communication ça se paye cash et ça c'est payé cash. ba ñu demee ba nga xam ne am nañ benn cas bu nekk Touba gis nañ après li nga xamante ne moom moo ci am. parce que tey tiital nañ nit ñi stigmatiser nañ sax benn localité Touba en l'occurrence ñu gis ne par exemple am na 71 personnes ñu nga xamante ne touché nañ leen à part de ce moment là si dañu war delluwaat ginnaaw xoolaat li nga xamante moom moo nekkaat seen communication daal dina léegi détail dootuñu ko joxate même foofu également péché waat nañ ci communication même bu fekkee ni loolu ñu def noonu moom moo war. boo amee nooy communiquer boo demee bay changer paradigme de communication bi da ngay expliquer lan moo tax nga changer sa paradigme de communication doon nga joxe détail dem nga benn instant nga ne dootuma joxeti détail mais da ngay expliquer nit ñi lan moo tax joxeetoo détail boo ko expliquer mu leer ci bopp nit ñi peut-être nit ñi du ñu gëstu ji parce que encore une fois boo demee ba nga xam ne dañ ne communication de crise bu boobaa spécificité des gens dafay teg de côté journaliste beeg marabout beeg technicien de la communication beeg ki nga xamante moom mooy technicien de la santé ñoom ñëpp dañoo war a jël ñoom seeni métier ñu teg ko de côté ñu regarder dans une même direction parce que bu boobaa réew mi moom mooy suñu dénominateur commun réew mi bu nekkee suñu dénominateur commun nag mooy lan lii mooy affaire bi nan lañ koy saytoo ak nan lañ koy doxalee ñëpp wax seen xalaat ñu d'accord ci benn bu nga xamante ne noonu la ñuy doxalee ñu doxalee ko noonu ku ci nekk fàtte sa bopp ñu avancer je pense que crise noonu lañ koy maîtriser même journaliste bi boo ko jëlee nga jox ko la bonne information ba pare wax ko ni information bi kat jox nañ la ko mais boo ko joxee mën na am conséquence bi patriote la am na loo xamante ne du ko def jamais du ko wax jamais dafay xam mais nag dafay fekk ñëpp lépp ñu pencoo ko jouer la carte de la transparence traité ñun ñëpp en alter ego ñu xamante ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk yem ñun ñëpp ñun ñoo nekk ay patriotes ñun ñëpp ñun ñoo bëgg suñu réew te ñun ñëpp ñun ñoo bëgg également xeex bi ñun ñëpp ñu songandoo ko daanandoo ko ensemble macha allah jërëjëf Daouda ci ubbi bu am solo boobu ak ni nga xam ne si noonu nga ñu dellu si waatee ni nga xam noonu la yëf yi tàmbalee woon waaye Mor Daga ndax nu yow tamit noonu nga ko déggee noonu nga ko bëggee woon wala noonu nga ko gisee waaw jërëjëf li mu wax ci sant Daouda ci communication bi loolu moom ñi jàng wàllu communication di ko dund gis nañ ko ndaxte dafa am loo xamante ni su naroon communication dañoo bañ ne mooy ñeenteelu pouvoir ci àdduna ni mën a defaree noonu la mën a yàqe te gis nañ ni ba coow li amee déjà sax am na ci loo xamante ni lu defar la ndax man wax naa ko démb suñu benn confrère fu ngóode nga xam ne mooy rek communication ñu ngi koy félicité wàll ci liggéey bi Ngoné Ngom bu tene woon TFM moo ne ministre de la santé ma ne ko yu mel ni bu amee yow ci dëkk bi nga dëkk xam nga gars yoo xamante ne ni ñu xarañee ci communication da ngeen ni woo yeneen kat suñ defatee dara sax ngoon bi defal ma briefing loo ci seetlu nangam sur le fond da ngeen ni yàlla ngeen yenn moyen ngeen bu jëree fay sax ngeen def ko parce que communication mooy defal mooy yàq déjà tàmbale bi am na loo xam ne baax na parce que wax naa ko démb ne ko même mbirum moodu bi feeñ mel na luy defar mais mel na lu yàq mais defar la ndax tax na ñu gën a jël précaution ndax man wax naa ko ay kilifa ne leen ni ma xamee milieu murid gi am na ñoo xamante ni bu leen jaralee jaar ci suuf si jël sax dañ koy def ba ma koy wax yàgg na peut-être waxuma ko woon publiquement mais man ma raison gis nañ démb 20 Sénégalais yoo xam am na ci ñaari jigéen ñoo xam ni ndax ñoom dañ koo tàmm jóge Europe taw ñëw ba fii ak seen oto dafa mel ni ngay jóge fii dem Pikine tàmm nañ ko du problème ci ñoom te ñoom ñaare dem nañ ba ay année ngi ni daggatuñ billet miin nañu yoon bi miin nañu fi ñu escale miin nañ lépp léegi loolu nag da nga ko waroon tenir compte te loo gis rek am na ci ñoo xamante ni mbir bi dematul ba du doon xam-xam kese expérience dafa am solo te mooy lii Daouda di wax te gis nañ ni dem nañ ba gis nañ ci yenn xeetu moo xamante ni ay dëkkuwaay la wala ay kii stigmatisation baaxul ci communication da ngay dem ba mën na dem ba jur fu ñu te di tàmbale na fu ñu gisatee tubaab ñu koy daw yii tubaab bi danañ ko daw te mën nañ ci dem ba fu ñu gisatee tey jii ku sol borom bàyyi daal tubaab ñu ne yii xaaral ma daw waa Tuubaa te loolu la nga doon jur muy defar day mujj yàqu man damay bëgg ñu delluwaat tuuti ci ginnaaw Daouda est-ce que nekkul communication bi ci commencement bu la fauché bi nga xamante ne ni wax nañ ni jàngoro bi feeñ na ci Wuhan
OMS waroon teel a communiquer jël affaire bi au sérieux waaye mu mel dañ ko doon ndëppal jàpp ni war nañ ko mën a maîtriser war jarul ñuy wax di ko xool ba affaire bi ëppi loxo romb Chine ñu doog a commencé di wax te fekk na ci jamono boobu en décembre nit ñi ñi ngi dem fu ne léegi ñi ngi waxtaan yaa ngi wax ne plus de 600 personnes dañuy voyager par jour à travers le monde di jóge Chine ndax nekkul ni ñoom ñoo waroon jëkk évaluer affaire bi laata sax yenn pays africains yi amul doole du ci jot ba affaire bi di am ay divergence nii laak ne laak xam naa yëg naa yëguma sëñ bi li nga wax noonu moom moo am parce que tey jii su fekkoon ni dès le départ isolé nañ Chine isolé traité cas bi Chine réglé ko définitivement je pense que du law boo ñëwoon comme ni ñu ko jàngale rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñu ko jàngale hadis bi que ni su fekkee ni dafa am balaa bu juddu ci am réew ku fa nekkoon bul génn képp ku nga xamante nekkoon nga ci bitti bul dugg ci réew moomu noonu la ñuy éradiquer benn maladie dès le départ bi nga xamante ne feeñoon na Wuhan chinois yi ñoom li ñu njëkk a def ñoom dañu mettre quarantaine Wuhan mais la communauté internationale dañu waroon mettre en quarantaine la Chine mais lan lañ gis même européens yi dañ ne de toute façon maladie baa ngi foofu ñun nañ dem jëli ci suñuy nit erreur monumentale nit bu fekkee ni ma ngay lakkale da ngay dem nga fay la ko boo ko faylawul lakk ga bu fekkee ni dem na ba jéggi dayoo si yow lay fekk si c'est exactement ce qui nous est arrivé parce que Chine ba mu kiyee ñu si bëri opportunité lañ ko gisoon yenn puissance internationale opportunité lañ ko gisoon affaiblir un tout petit peu la Chine comme nekk États-Unis comme nekk waa Europe nañ ne dinañ wàññi seen doole tuuti pour que ñun tamit ñu jóg de genre guerre économique alors que maladie bu amee balaa bu amee bul xool la ngay am sauver d'abord des vies avant guerre parce que guerre la da ngay xeex ku nga xamante ne na laa koy waxte ennemi bu invisible la tey buñ ne woon fii dafay lakk mun nga daw jëm nee mais tey coronavirus booy daw fan nga daw jëm soo dawee fii xamoo ndax ki am na ko boo dawee fee xamoo ndax ki am na ko boo dawee fee xamoo ndax kee am na ko donc problème bi foofu la da ngay xeex ak kenn ku nga xam ne mooy ku invisible la intérêt personnel intérêt personnel bu fekkee ne intérêt commun dafa taxaw intérêt personnel da nga ko jël nga teg ko fële donc je suis d'accord avec yow que ni bu fekkoon ne dès le départ ñëpp ñëwoon nañ non seulement ñu mettre en quarantaine et que ñëpp jël seeni moyens ñëw ne dañuy jàppale waa Chine pour que ñu xeex maladie boobu bu boobaa law bi mu law mais ndax nekkul itam dañu manqué d'humanisme tey ji ci adduna bi moo tax loolu am parce que kenn ku ci nekk ci ni nga ko waxee léegi yaa ngi seet sa ay intérêt bopp parce que bu ñu dee ba ni Chine moom moo nekkoon deuxième puissance mondiale ci adduna bi te tolloon na foo xam ne xëy na suñu puusaatoon tuuti rek lu dul mot 5 ans moins de 10 ans mënoon a nekk premier ci adduna bi ah loolu dañ koy même dañuy wax deuxième puissance man j'ai été dem naa Chine 5 fois xam naa chinois yi nu ñuy organiser wu affaire genre tey jii bu fekkee yow dañ ne yow yaay deuxième puissance mondiale te ki nga xamante moom mooy première puissance yow yaa koy lebal xaalis kon kan mooy première puissance ba chinois yi ñoom ñooy lebal xaalis États-Unis du ñoom ñooy lebal xaalis donc yow mi nga xamante ne yaa ma ëpp man maa la ëpp doole nan laa lay lebale yow yan wul maanaa mais chinois yi dañ nekk ñu nga xamante ne ñoom boo gisee li ñu lay wax ay socialisme à la chinoise dañu am leur manière de faire ils se disent que tant que ñoom pauvreté bi nekk foofu éradiquer wuñ ko mënuñu wax ni dafa ñoom ñooy puissance mondiale ñu am benn plan li ñuy woowee plan quinquennal sur 5 ans ñu teg ay programmes yu nga xamante dañ ne at mu jot dañu jël 700 000 personnes ñu nga xamante ay pauvres lañ ñu jëlee lañ ci pauvreté donc ñoom ci phase boobu lañ nekkoon boo leen mësoon a laaj dañ naan nous sommes un pays en voie de développement lañ la doon wax mais américains yi ñoom xam nañ ni kay menace la européens yi xam nañ ni kay menace la donc humanisme boobu ngay wax noonu ñoom pour ñoom c'était une occasion rêvée nasaxal économie waa Chine wàññi seen doole pour que ñoom également ñu jóg mauvais calcul parce que nit bu xamante ne dafa nekk ci tolof-tolof demal nga jàppale ko même mu nekkee sa ennemi la même mu nekk sa adversaire la jàppale ko d'abord compétition à armes égales ngeen koy defee. mais pourtant gis nañ premier exemple ki ko jëkk joxe aussi xaaruñu ko woon ci moom la Turquie ak Erdogan moom moo jëkk a jóg ni quelles que soient nos divergences moom du xool loolu du xool dara li mu gis moom mooy nekk nañ ci en situation d'urgence daf leen jàppale mu njëkk a jóg joxe alors que pendant ce temps gis nañ ni États-Unis gis nañ Europe gis nañ ñeneen ñoo xam ne ni ëpp nañ ko doole fukki yoon. mais dañ jàppoon ni peut-être foi musulman bi moo ko jiite. Erdogan li nga wax noonu. gëm-gëm dafa am solo que mu nekk chrétien bi que mu nekk musulman bi ñun dañ gëm yàlla mooy lan xam nañ ni ndogal yàlla bu amee sa ennemi sax tey ji da ngay gis yow sàcc sax bu duggee sa kër mu ñëwoon tey mu blessé wu da nga koy yóbbu hôpital jëm ko sauver ba pare avant nga naan da nga koy yóbbu kaso parce que humanisme loolu mooy loolu
la dimension humaine nit d'abord avant beneen considération di dugg. Et je pense que loolu le président Erdogan il l'a compris même bu fekkee ne peut-être Chine du seen allié il a compris que ni ñii dañ nekk ay tolof nañ leen jàppale mais loolu ngëm-ngëmam moom moo tax loolu. peut-être kooku noonu muy xalaate Donald Trump ba nekk États-Unis du xalaat na parce que bokkuñu gëm-gëm. bokkuñu pas-pas am na foi bu nga xamante ni kii am na ko te kële amu ko kële lu muy gis rek intérêt économique kii nag intérêt économique da koy teg fële mu jël foi bi nga xamante ne moom la am loolu moo tax gëm-gëm ak pas-pas dafa am solo ci àdduna. macha allah Mor Daga ndax tamit ci côté boobu noonu lu ñu njëkk a mën a wax ni moom moo indi ñaw gi ak yéene gi nekkuloon ci événement yi nga xam ne si moo tombé parce que multitude d'erreurs xëy na am na ci jamono boobu ndax gisoon nañ ni moment bi feebar bi di génn jullit yi ñu ngi leen doon tuumaal ñu ngi leen doon toroxal ñu ngi leen doon persécuté ñu ngi leen doon def yoo xam si ne xëy na ñu bari dem nañ ba ñeewantal leen ba soxor sax dugg leen wala sot à distance moo tax bi feebar bi amee ñu bari dañ doon jubilé jàpp ni fi mu toll ni yàlla moom moo intervenir comme ni ñu koy waxee l'intervention divine moom moo am ñu ne ñun jullit kenn du ñu laal kenn du ñu laal or xooluñu ni peut-être affaire mën na génn waaye tamit communication bi ñu ci doon xar amul mu mel ni ñun ñëpp dañu mujj réer loolu amu ci. waaw loolu li ma ci seetlu moo di parce que événement bi crise bi dafa bëri ay fake news c'est-à-dire information yoo xamante ni du neex a vérifier xamoo dëgg la am du dëgg ndax sama waa ji mi ngi wax yoo xamante ni moom dëgg la dund na ko information la mais dafa am guerre bu ne ci biir boo xam neexutu lijjanti léeg-léeg gis ñu manipuler fee benn média bu mag moo wax dara gis ñoo xam ne def ko même loolu ñu waxoon ci jullit ñi sax dem nañ ba ci ñoom Chine yi démentir nañ ko. dafa xaw a doy waar. mais man li ma ci dellusiwaat rek mooy ñu am ci lecture diine. gannaaw ñu ko waxee ñëpp ay nit dañoo gëm yàlla. parce que man mii gis naa rapport boo xamante ni waa CIA ñoo ko def. bindoon ci biir livre bi ni en 2020 dina am luy xew. ñu bind ko livre rapport la ci def bind lépp bind teg maladie bi ni muy demee feebar bi ni muy demee lépp. bu ñu ñëwee ndax xam nga ni àdduna bi am na ñu ko yore ñoo xamante ni waxuma la sax àdduna waaye Sénégal gi rek am na ñoo xamante ni lii xew suba du mbirum baatin du mbirum jinne dañuy xam luy bëgg a xew. ndax ñoo yore pouvoir bi ñooy yore yenn information xam ñoom rek ñoo koy détenir nii noonu la demee woon. moo tax mbir mi dafa sensible ba pare doy waar mais man la ma ciy dellu rek mooy ñu xam ni gannaaw ay dañoo gëm yàlla ñu xam ni natt yàlla moo ñëw. man loolu mooy sama. communication bi ma ciy gën a doxal ndax donte nag ñàkkut ay xëccoo yu am ci biir. livre de 300 pages boo daf mel ni ñu ngi koy commencé waxtaane mi ngi commencé aussi indi ay jeexi jaaxam bu fekkee ni foofu nga taxaw. moom mooy dañuy wax ni feebar bi ñëweewul ci contamination animale à l'homme mais dañuy wax ni feebar bi lu ñu defar la. donc foofu nag tuumaal nañ Institut Pasteur tuumaal nañ ay état yu am doole. foofu bu fekkee foofu lañ bëgg a delluwaat ñu bañ a junj pour kii seetaan mën a comprendre. waaw loolu mën nañ koo wax mu leer mais comme fa may waxee comme dañuy waxee ci ay communication ñu ay professionnels de communication dañuy wax ni am na yoo xam boo demee ba di ko wax surtout ci média public nañ ci am source yu leer nañ mais loolu ñun li ma wax ni fake news yi day bëri ay information day génn nii te mënoo ko vérifier te boo ko toppee wax ci te am na ñoo xam ne si image dafa am solo. am na institution yu bëri yoo xamante ni il tient à leur image dëkk tamit la même chose mais lu ci mënti dellu rek mooy man damaa jàpp ni wax naa ko démb sama benn xarit sax mu ne ma yow da ngaa sadik ma ne ko man damaa sant yàlla ci coronavirus. te damaa gis ne nit ñi léegi dañoo gën a sax dellu ci yàlla gën a yaru xam naa nag lu xaw contradictoire la maanaam nit ñi da ngay xool li fi xew ñun bu ñu xoolee Sénégal gii li fi xew fan yii ja yàggut léeg-léeg nga gis waa ji sant Diop taxaw fee ne yonent laa kii sant kee taxaw fee nangam gis nañ leneen ñu fi def yoo xamante ni c'est contradictoire à lui-même ci àdduna borom ñaari tur ñëpp xam nañ ko yoo xam bëgg ñoo tudd di stigmatiser donc mais ñu am ñuy jóg di leen dooleel di leen défendre te loolu ñu jàng taarix xam nañ ni ba mu mësee am ci yonent ci histoire yàlla dafa wàcc balaa kon dafa doon côté boo xam ne ñu naan mbirum am na ci cause yi mën nañ ko jàng ci saayir moo xam lu mën a teg bët leen yi mais aussi si côté baatin boo ko defee lecture da ngay xam ne aussi lu mën a nekk la. moo tax dafa doon loo xamante ni dama naa nee naa lii bu weesoo wala ñi war a mën a bind livre war na ci mën a commencer léegi bind. ndax histoire la boo xam ça mérite vraiment des bouquins livres yu bëri ndax li ci nekk ci ay enseignement moo bëri ak yi ci nekk ndax guerre économique mi ngi ci ak guerre dimanche mi ngi ci leneen ci ndax ni nga ko waxee nii Chine semaine bi mu lancé 5G bi ñun ñii xam nañ ko ak li xewee sorante wuñu ak yeneen mais yooyu du tax nga jël information rek lëkkale ko lii
boo xoolee ci diine da ngay gis ni tamit li fi xew ci jamono ji gis nañu suñu chef d'état yi doon fi ñëw jamono yëpp ñu mujj ñun Sénégal ku fi ñëw la ngay défendre ñëpp xam nañ ko te yooyu c'est contraire ak diine ba suñu chef d'état bi son excellence ñu ngi koy sant ci détermination bu am di son excellence président Macky Sall mu défendre na ñu suñu dëkk ak suñuy aada nanguwuñu loolu taxaw ci teewut am ñoo xam jël nañ seen koppar dugal ko ci di mel ni di wër état yëpp di ko jéem a kii te loolu fu mu si am ci diine rek yàlla war nañu boppam kon mbir mi dafa doon loo xamante ni en tant que nitu diine en tant que tamit nekkaat ci communication mooy ñun nañ ci jàngat delluwaat suñu borom parce que nit ki bu wa li Olof Njaay naan bu demee ba xamatu foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon te léegi da ngay gis waxuma la sax yi ñuy def yu contre nature yi am ci dëkk bi mais warante gi wax lu dëgg kàmbalante gi boo ñëwee ñun RDV ak DTV ñun dañ fi xam lu bëri da ngay gis gars yi xam ne ñaan yi DTV moom ak RDV groupe bi macha allah léegi fu ñu jëlee TNT bi ñu dem ba jox leen ko nangam zalu am ñu jaar fa yàqal leen nangam te yàlla benn instance dafa war a wàcc ne siffler la récréation ne xaaral nañ leen lijjanti waat dëkk bi te jàpp naa lii loolu la doon ndax tey gis ngeen li xew bisum àjjuma lañ nekk kenn mënu woon imaginer yow daaw da yàgg nga ci communication yow mii la même chose ñun ñëpp ku mënoon imaginer dañ toog àjjuma boo xamante ne Ndakaaru Njaay doo dégg allahu akbar kenn xalaatu ko woon mais loolu bu demee ba egg foofu da ngay xam ni li ñu naan mujjug jamono ay signes mi ngi feeñ ñaareel bi nit ñi doy na sëkk ñu dellu ci yàlla delluwaat ci comportement humain yi tax yàlla wàccewuñu fii mooy ñu jaamu yàlla gis suñu borom di defal jëflante lu rafet ndax ku ne rek am na ay wala benn erreur boo xam ne buñ la ko waxee sur la face publique doo jar dara mais loolu amatu ci dëkk bi te looloo tax feebar bi nag mu doon loo xamante ni dina delloowaat nit ñi mais nit ñi foo ñu jéem a xam tamit sens boobu parce que la ma loolu wax naa ko démb ci communication bi aussi de crise bi da cee des parce que ñun dañoo am réalité dañ ci ñëw xam yaa ngi waxee toujours côté bi nga xam ne si moom moo di côté foi nit ki gëm-gëmam ni muy dundee ni muy nekkee ak aussi ragal yàllam mais tey nit ñi dafa mel ni ñoom loolu nekkatul seeni ay problème parce que bëri na ci yenn dëkk yoo xam dañuy wax ni tudd yàlla bu ëpp sax day delloo nit ginnaaw day wàññi développement day wàññi économie parce que boo jëlee lépp ba ko tënk ci yàlla en fait li nga war a def doo ko def dafa am benn temps pour gëm am benn temps boo xam ne si pour nit ki jóg def dara la parce que boo xasee ba dugal yàlla ci dara rek dootoo mën a dem parce que dafa lay tëj dëgg la waaw loolu d'accord naa ci yow mais man dama bëgg ñu attirer aussi attention ñu xam ni bëri na ci dëkk yoo xamante ne bu ñu développé gis nga États-Unis Trump dafa dem ba dafa décréter jour boo xam jour de prière la ko def décrété ne tey nañu dellu ci yàlla ndax ñoom da ngay gis seen dollar bi sax in God we trust ñoom dañoo gëm yàlla maanaam gëm loo ko lu mu amul rek gëm même nit boo def dara sax naan gëmal li ngay def gëm nag ma boo nee caméra bi sax yow gëmal ni caméra boo filmé dina la woon diw bi boo gëmul sax du nekk gëm boobu la ñuy waxee peut-être nit ki moom même boo gëmul dara sax gëmal sa bopp gëmal doxe lu baax bëgg naa foofu la ñuy waxee parce que est-ce que noonu nga ko gisee tamit bu ñu bëggee tontu ci li mu indi ni nga xam si ne mënuñu koo jéggi mais ci lecture bu yaatu ci adduna bi est-ce que foofu lañ toll ci gëm-gëm bi waaw je pense que même ñi nga xamante ne parce que gëm-gëm wunduwul que ni da ngay gëm rek nga toog nga nekk na laa koy wax sax doo def dara déedéet je pense que gëm-gëm disons que pas-pas la dafa nekk lu nga xamante ne moom moo lay pousser sax pour que nga agir parce que même ñun ñi nga xamante ne ay jullit lañ yàlla waxuñu rek ñu yendu di fanaan ci jàkka yi déedéet dañ ñu wax ni dem leen ngeen dem liggéey ñu xool ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñun ñoo fi nekk fi suñuy kilifa liggéey la ñuy sant jël par exemple philosophie mouride lan la gëm ak liggéey lañ def nga dem chez les Tidiane la même chose ça veut dire que gëm-gëm boo gis ça veut pas dire que da nga gëm rek nga ne na laa koy wax sax nga toog jàpp sa mosa njàmbur lépp bëgg la fekk si déedéet gëm-gëm pas-pas la je pense que moom mooy moteuru nit soo gëmul benn affaire mënoo ci dem tubaab bi dañu ne rien de grand ne peut se faire sans passion bu ñu gëmee nous sommes passionnés nous croyons en Dieu nous savons que lépp lu nga xamante ne y a pas d'horloge sans horloger dañ jàpp ni adduna bi horloge la comme montre la mais am na ko nga xam ne moom moo ko créé et que bu demee ba nga xam ne am na ay dérèglement comme nu mu ko waxee moom mooy réguler waat donc comme nu mu ko waxee dañ jàpp ne adduna bi dem na ba nga xam bëri na ay dérèglement yu nga xamante ne am na ki nga xamante ne mooy horloger bi borom montre ba
day jékki-jékki jaxase mbir yi pour tegaat affaire yi ci yoon. mais foofu est-ce que duñ ci évoqué tamit wala ñu xalaat ni. défaillance wala négligence humaine. wala ignorance moom mooy am foofu ndax bu ñu demee ba nit ki mënatul dëkk ak nature bi mënatul nekk ak boppam mënatul xam fan lay teg tànkam. foofu aussi y a un problème parce que. moom mooy dem ba ci biir mu taxawaat benn place. xool ni tey mënatul dem. nature bi lépp loo xam ne si ne ni. dañ ko war a dëkkee yàq nañ ko lépp loo xam ne si tere nañ ñu ko def nañ ko lépp lu ñu war a fépp fu ñu war a taxaw jéggi nañu ko. foofu aussi y a un problème boo xam ne si nit la. mais li nga wax noonu moom moo am négligence bi ngay wax ak défaillance bi yëpp da ci nekk. dama lay jox benn exemple. am na ay weer ci ginnaaw affaire Barça wala Barsaq lañ doon wax. européens yi taxaw fi ñu ne africains yi bu ñu yegsi tey fan lañ toll. bu européens yi yegsi lañ toll. barki dem boo njaay bu africains yi ñëw lañ tolloon. tey jii fan lañ toll bu européens yi ñëw lañ toll. yàlla rek ay karim. yàlla rek ay karim. li ma lay wax yàggul ñetti weer. xam nga ay plan yi ngay dégg xam nga. na la koy wax sax plan Frontex nga xamante ne dañu jël ay milliards italiens yi espagnols yi français yi jël ay milliards Union européenne def ay milliards def ci ay bateaux pour barrer la route aux africains yi war a ñëw foofu tey ji tal nañ leneen lu dul ne dañuy barrer nit ñi milliards yooyu ñu ngi koy jël léegi di ko faj seeni nit léegi ñun africains ñun ñooy toog ña demoon sax ñu ngi daw ñëw boo tëjee frontière aérienne yi ñoom ñu jaar suuf si comme nu mu ko doon waxee léegi. ña doon dem ña nga ñëw. pour wax leen ne dérèglement la dem ba nga xamante ne bu ñu ko jëlee rek ci l' aspect purement religieux foofu noonu mooy li ma la wax noonu rek borom montre bi moom moo jaxase xam nga réguler waat dem ba nga xamante ne léegi nag enseignement bi ñu ci mën tirer c' est que yàlla dafa démocratique ci lépp lu muy def. tey ji feebar bi amul pauvre ba amul blanc ba amul keneen. xoolal ñi nga xamante ñoom ñoo touché Monaco seen roi. am na coronavirus. Trudeau bi nga xamante ne moom mooy défendre góor jigéen ñi dafa yàlla baale homosexuel. jabaram am na ko. nga jël grand nom aussi de grand nom Manu Dibango saxophoniste am na ko. des personnes bien protégées. des personnes bien protégées NBA milieu sportif bi. pratiquement ñu nga xamante ne à la limite am nañ lépp pour protéger seen bopp affaire bi yegg neen mais comment. mais foofu man damay ñëw benn laaj aussi parce que mooy média d'état yi. ban rôle lañ joué ci lii parce que xëy na ñoom tam buñ teeloon agir. lii du am lii du agsi fii. mais malheureusement kenn ku ci nekk yaa ngi sóor sa ay intérêt te aussi xëy na liberté bi ñuy wax. trop amul ci presse bi. ndax peut-être bu dee média privé yi mën nañ wax mais après dañ koy. déformer seen ay information mais médias d'état yi nga xam ne si ne ni foo dem ci àdduna bi ñoom dañ leen di bàyyi xel seen population ñoom la ñuy déglu xëy na buñ teeloon agir teel a wax du demee nii waaw foofu sax xam nga mbir bu ñëwee dal sa kaw peut-être tu t'es pas préparé en conséquence gis nga coronavirus lu tax mu métti amul ku ko prévoir oon dafa dal si kaw nit ñi même bi muy dal Chine comme bi lañ njëkk a commencé waxtaan bi muy dal Chine chinois yi ci boppam da leen a bett chinois yi ci boppam da leen bett coronavirus mu ngi fa Wuhan nekk fa ay bési bés identifié wuñ ko ba benn médecin moom moo ñëw gis affaire bi gis analyser ko gis ko def alerte moom moo njëkk a nekk lanceur d'alerte génn àdduna kooku moo njëkk a lanceur d'alerte pour OMS doog a saytu affaire bi daal di gis ne effectivement loolu moo am autorité chinoise au début bi ñu doon ko waxee dañ ko doon nier il a fallu que ñu jox leen ay preuves pour que ñu mettre en quarantaine fi nga xamante moom donc dafa dal ci kaw ñëpp européens yi pour ñoom Chine la et puis dañu yaakaar ni Chine sori na parce que Chine quand même pour que nga dem Chine pratiquement boo jógee Sénégal tu fais 24 heures de vol. dafa sori. di nga def bés ak bés pour yegg Chine. donc mais monde bi léegi dafa nekk un monde planétaire. ab fenn soriwut. et que virus dafa nekk lu nga xamante ne du naaw day jóge ci nit ki transport ak mu ñëw feneen. dama laa wax sànq que ni boo demee Chine da ngay gis ni boo jëlee Addis Abeba. war a dem Pékin Boeing 380 moo lay yóbbu c'est 380 personnes. minimum par jour nga jël Dubaï nga jógee Dubaï war a dem Chine également Boeing A380 moom moo lay kii donc jàppal ni pratiquement 700 personnes à 1000 personnes dinañ jóge par jour en Chine tas si àdduna bi. donc pour wax la ni que mu nekk média d'état yi que mu nekk média privé yi que mu nekk gouvernant yi. ñoom ñëpp affaire bi daf leen a bett même OMS affaire bi da ko bett parce que au début bi ñu toogee naan way OMS na jël décision pour wax ni Chine dañ ko war a mettre en quarantaine
ils n'osaient pas prendre un certain nombre de décisions parce que maîtriser wuñu woon le phénomène parce que amuñu woon ay données yu nga xam moo leen di permettre parce que ñoom également dañu am ay grille d'évaluation il faut que maladie dafa am ay niveau ñu ne niveau 1 niveau 2 niveau 3 il faut que mu am benn niveau bi pour que lii ñu xew tey ñu mën a xew ñu ne léegi dañuy mettre en quarantaine l'Union européenne dañuy arrêter li nga xamante ne moom mooy vol yi internationaux dañuy arrêter port yi dañuy arrêter aéroport rek affaire temps il faut que mu am benn niveau benn bi niveau benn bi mu mel ni adduna bi tamit dañu toll ci foo xam ne si ni mën naa ni atteindre nañ le sommet ci doxalin ci dem ci développement ci lépp ci crise ak ci ay perte aussi de valeur ndax tey ji nekkul ni corona bi dafa ñëw pour rétabliraat nouvel ordre mondial ci adduna bi yëpp bu ko defee nit ñi mën a xam ni fi mu toll ni atteindre nañ le sommet il faut que ñu préparer waat demaat sur de nouvelles bases moo tax waaw demaat sur la nouvelle base loolu lu mën a nekk la mais damay wax loo xam ni autorités yi laa ko bëgg a jëmee c'est-à-dire fii war nañ jël ay spécialistes yoo xamante ni ñu xam société xam àdduna ñu commencé xalaat sénégalais de suba nan la war a nekk ci ginnaaw di xoolaat parce que lii occasion na pour ñu tegaat suñu bopp ci yoon mooy loolu ngay wax parce que yàlla ñëpp xam ne yàlla moom li gars yi def yi nekku ci yàlla amul yàlla jurul kenn jurul ko lu ko neex lay def te du rendre compte kenn lu ko neex lay def lii li tax mu def ko peut-être ñun buñ ko tee jàngat jàppe ko ndax bu ñoon xool bu noon guerre la mën nañu wax ne yàlla daf ñëw cee faral buñ analyser rek ci analyse nit mën nañu wax yàlla faral nañu ci ñun Afrique wala ñun Sénégal ñun africain ñun sénégalais aussi ndax bu ñu xoolee am na dëkk yoo xamante ni yàlla mënoon na def tey jii lii ñu mën nii sax di toog def émission duñ ko mën am na dëkk yoo xam ba mu fa duggee benn dañoo toog semaine rek ñu ne ñu ngi ci nangam Italie bi noonu la commencé woon Italie ay 20 cas la commencé 10 cas dem nañ ba tey jii gis nga démb ñaata nit a faatu dëkk boo xam ne dem nañ ba bu ñuy faatu dañuy woo rek informé ne ñoom kii dem nañ arna bi sax lañ jox ñuy yóbbu néew yi xam nga ni foofu dañuy incinérer directement waaw di incinérer mu ngoog xamante ne duñ sax amante jot di leen gas ak suul ak def yenn yi nga xam ne yàlla sax moo ñu digal loolu te loolu diine yoon maye na ko kon ñii dañ ci war a ëtt jàngat ndax man dama ne situation de crise boo gis ñun bu ñu ko amee ni ñu ko gérer rek ñun mën nañ ci sax yëkkatiku man je vois que ñun mën nañ ci sax yëkkatiku ndax tey jii bu ñu xoolee sur le plan économique bëri na sama classe yoo xamante ni boo ñëwee seen kër rek bagages yi ñuy jënd yëpp Chine lay jóge wala ñu ne beneen bitim réew dañuy lekk noonu boo waxee ceeb ñoo ne ceebu waalo yu baaxut ñu dem jégganni ko ndox mag suukar saak dara lu ñuy consommer sénégalais fi amul te lii war nañu mën a dimbal ñun ñu gëmaat suñu bopp ndax bu nee ba dëkk bu ne da nga naan tëj naa sama frontière wóolatuma sama morom maanaam te it am na lu xew c'est-à-dire même sénégalais yi nekkoon Chine xam nga loolu c'était au début te critiqué nañ ci gouvernement bi sax ne waruñu woon buñ leen fi indee nangam nag te dem nañ ba l'histoire jox ñu raison ndax tey jii Chine ña fa ne sax ñu toll nii kenn bëggatul dem dund gi sax tamaa la nga doxaat kon loolu da ngay gis ni ñun dañ cee war a jëlee ak jàngat xam ni war nañ mën teg mécanisme yoo xam ne parce que ñun amuñu yàlla ci saayir nii yàlla rek moo ñu bëgg mais yàlla mayuñu kàttan ak koppar goo xam mën nañ tenir feebar bi léegi nag moo ñu musal mën a musal comme yi mesures yi ñu def nii te loolu autorité tax ñu def ko xam nañ ko ndax man wax naa ko démb neexut lu mel ni par exemple julli ajjuma ji ni mu nekkee lu am solo ci l'islam ak ni mu doonee ponk ba la ñu dem bañ ne nañ tëj jumaa yi xam naa nañ ci ñëw après bëri na ci ñoo xam metti na leen lool man xam naa ci lu bëri ci milieu bi laa metti na leen gis naa ci ñu ciy wax bay jooy mais dama ne leen autorité day xam loo xamante ni yow xamoo il y a des informations yoo xam ne xamoo ko te day ji mais ci loolu aussi est-ce que bu fekkee ne si ni ñu bëgg a daraja bi ñu bëgg a jox état jox ko les autorités su fekkoon si ne am na dëggantaan nëbbuñu information wala tamit am nañ boobu puissance est-ce que doon nañ am négligence tey ji ba lii egsi parce que bu ñu xoolee li nga wax léegi nga ni yàlla daf ñu beral 3 mois avant ñi ngi dégg feebar bi ñëpp a ngi koy xool ñu ngi koy topp mais mu mel ni Afrique wala suñu état yi ñun fii Sénégal particulièrement jëluñu benn mesure pour parer à ça dañu bàyyi ba mu ñëw ñu doog a jóg ñu bari ne gouvernement bi préparé wul woon feebar bi parce que bi ñu xoolee tey ji li am mooy daf mel ni dëgg tamit am na ñoo xam ne yàlla jox na leen ko parce que bi ñu gisee ne amuñu fenn foo xam ne fa la ñuy fajee fudul hôpital Fann am yàlla suturaal nañu am nañ institut Pasteur nga xam ne jafe na ci yeneen dëkk yi waaye tamit naka la ñuy def ba teg cellule de com boo xam ne si dañuy wax ni kat li daaw da wax ci commencement ba mooy diw ak diw ñii ak ñii ñoom ñoo war a wax fii ak fii la ñu war a teg suñu tànk waaw loolu moom olof ñaar dina lu la bett mën la
parce que tamit man li may wax ni état bi moom ay ñu sant Jóob ak Jaxate fa ne ñun newuñu état boo xam ne gars yi xamante nañu bu dëgg la nag état moom nguur yàlla ko dafa bokk ci nguur suñu borom yi ay nit yàlla ko moo ko def amul problème mais mbir mi état yëpp la bett parce que boo jëlee analyse yi wax naan États-Unis ñoo defar nangam mbég loolu dem nañ ba ñoom muccuñ ci ndax xoolal bañ tëjee seen frontière entre ak Europe seen ressortissants yëpp di ñëw am na bis boo xam ne aéroport ba dafa fees ba ñoom nañu mujj jaaxle ba mujj seen président bi moo génn Trump ci boobu moo génn di wax ni nañ dal nit ñi di dem ci comme ni commencé xew Sénégal dem ci supermarché yi di njëkkante lekk yi di jënd pour jënd ñu sant Jaxate ak Jóob commencé da xaaral naa jënd loo xam ne moo mën a dundal semaine panique am te loolu moo gën a doy waat ci réew kon nga xam ne nii kenn mucc ci xaw ma ku mën a defal ni man moo tax loolu moom dama ci dugg expliquer la peut-être dañ ci def enquête y a des journalistes investigation nañ ci def mais fi ñu toll nii lu munti xew mooy dama ne dama bëgg ñoo xam que li nga war laaj ci question boobu mu indiwaat ko moo di nit ñi gouvernement bi peut-être que man jàpp naa ni mënoon na gën a def mais tamit am na décision yoo xamante ni yéex nañ koo jël loolu am na parce que frontières yi parce que état dama koy wax état boo gisee ñuy wax conseil à diw consultance loolu rek lay jëriñ day am ñoo xam dañuy xam yoo xamante ni parce que boo nekkee ci yenn bureau yoo xamante ni tey jii moo la joxe exemple ki nga xam ne mooy seen directeur bi Jupiter ma ko nuyuwaale nekk ci fii ci télévision bi peut-être dafay nekk tout le temps amatul jot bi am ñoo xam boo ko bëggee xam télé bi foofu mu jaar ci yow mi ne sur le terrain gën a xam ne yaa koy gën a xam réalité yi mais bu fekkente ne loolu amul benn communication bu jàll mbir da lay bett te loolu lañ gis ni moo xew ci état bi parce que frontière bi ñu ko waree tëj yàgg nañ parce que ñun yàlla ñu dimbali ni feebar bi juddoowul fii c'est des cas importés mooy loo xamante ni bitim réew la jógee ñëw fii xoolal bitim réew ñan ñoo ko fi indi bëgguñu tudd tur mais xam nañ fi ñu koy fi mu doon jógee fan la ñuy jóge gannaaw yow am na ay Sénégalais yoo xam ne téewoon nañ leen Chine ñu juddoo fi yaroo fi nga xam lu métti fii mooy seen dëkk ñu téye na duñ ñëw yow bu amee ñeneen ñoo xam ne leen fi indi mooy ñëw noppaloo ko dallu donte ñenn ñi sax lijjanti nañ ba am fi kër am fi nationalité mais ka nga xamante ni moo ci gën a yey nee ko du fi dugg moom koy bu keneen ki ñëwee nee ko bu fi dugg yow tamit wala bu duggee nga mettre ko en quarantaine teg ko foo xamante ni yow daanaka di nga ko saytu banna 2 semaines ñu soog ko bàyyi bu dugg ci dëkk bi mais gis nañ loolu amul woon dinañ ci ñëw ànd ak tamit téléspectateurs yi ci waxtu bii nii ci 88 628 15 14 88 628 15 14 ndax bu ñu agsee fii dañuy seet ñoo xam ne mën nañ leen a dugal bu ko defee ñu bokk ci waxtaan bi joxe seen xalaat waaye tamit seen gis-gis ak seen jàngat ci li nga xam moom la ñuy waxtaane tey ci fi ñu toll nii tey tamit nekk sunu 5e et dernier numéro de la semaine ngeen mën ànd ak ñun ci 88 628 15 14 ci situation de crise naka la ñu war a mën a communiquer tey ci loolu la ñuy taxaw ñu bëgg gën ko yaatal Daouda tey fi nga xam ne si ni moom moo am ndax bi ñu tollee ci ni dañuy tëj suñu frontière aérienne terrestre maritime foofu est-ce que état bi communication bi mu defoon moom mooy bi baax est-ce que yi teel nañoo jóg yéex nañoo jóg waaye tamit bi nga xam ne si ni génn nañ est-ce que ñoom seen wàll boobu dañu ko jël au sérieux wala dañ ko wax nii rek pour bluffer askan bi waaw xalaatuma ni dañ ko wax pour bluffer et puis je pense également que Sénégal nekkul rek benn souverain dañuy wax effectivement bu ñu ko xoolee ci texte yi le Sénégal est un pays souverain mais souveraineté dafa am ay limites parce que ñun il faut que ñu bu ñu fàtte lenn li ñuy woowee par exemple suñu balance commerciale dafa déficitaire donc excédentaire donc ce qui fait que ñun dañuy jëggaani bitim réew moom moo ëpp li nga xamante moom la ñuy dunde tey jii bu fekkoon rek dañ ñëw tey boo gisee même décision bu ñu jël bu nga xamante ne tëj nañ frontières yi président dafa wax ni cargo yi ak yeneen yi bokkuñu ci pourquoi parce que yooyu bu ci bokkee tey xiif dinañu rey parce que amaguñ suñu autosuffisance alimentaire parce que tey jii ceeb bi dañ koy jëggaani même bu fekkee ne am na lu ñuy bayee dans la vallée wala en Casamance doyul pour que ñu dund ci il faut que nga jëlee ko extérieur boo xoolee que mu nekk tomate bi am na lu nga xamante dañ koy jëggaane bitim réew suukar bi dafa am lu ñuy jëggaane bitim réew donc lépp lu nga xamante ne denrée de première diwlin bi la même chose donc lépp lu nga xamante dañ koy dundee denrée de première nécessité yi lu ci ëpp dañ koy jëggaane bitim réew 90% voilà donc ñuy dundee yëpp voilà donc mënuloo xëy rek
nga ne man de toute façon damay tëj samay frontières parce que bu boobaa peut-être yaa ngi xoddiku bala ngaa lakkale mais di nga jur beneen soo mo sa émeute de la faim di nga ko mun am affaire temps muy la première des choses. La deuxième des choses également c'est que ñun aussi suñu état dafa am ci ay organisation yu mu bokk tey ñun suñu système de santé mi ngi bokk ci OMS organisation mondiale de la santé donc mënuloo jiitu OMS nga jël décision bu nga xamante ne peut-être organismes internationaux yi yeggaguñ ci peut-être dama la wax sànq ne ay niveau la niveau 1 niveau 2 niveau 3 yeggaguñ ñu woon bokk pour man ci sama xel mu gàtt yegguñu woon ci cas yu nga xamante ne dina justifier pour que ñu jël décision bi muy beneen bi dañoo bëri ñu nga xamante ne ay sénégalais lañ ñu nga xamante ne c'est vrai que ñu ngi nekk bitim réew mais ñu bokk ci réew mi pays bi également moo am ay accords commerciaux yu nga xamante ne gars yi signé woon nañ ko ay mois et des mois avant affaire bi di am donc yooyu yëpp c'est des paramètres yu nga xamante ne il faut que ñu jël ko en compte balaa état par exemple di jël benn décision bu nga xamante ne après conséquences day nekk ay conséquences sur l'ordre tey jii man dama jàpp ne effectivement bi ñu demee ba jàpp ne war nañoo tëj frontières yi tëj nañ frontière est-ce que dañ ko waroon def avant wala après je pense que am nañ ay données yu nga xamante ne ñoom ñoo leen poussé woon instant boobu mënuñu ko woon jël maintenant peut-être fi ñu pêché man mooy même bu fekkee ne par exemple dañ def système au niveau de l'aéroport suñu système dafa am ay failles système dafa am ay failles pourquoi parce que tey jii li nga xamante ne lañ ko fa def au niveau de l'aéroport dispositif ba fa nekk aéroport il faut que sa yaram tàng pour que mu mën la détecter je pense que disposition bi ñu waroon def bu même bu fekkee tëjuñu frontière képp ku yegsi ñu mettre la d'abord en quarantaine defal la ay test parce que nit dina indi doomu jàngoro bi symptômes yi commencé gul donc tàngaay yaramam commencé gul ñu ñëw xool ko ci seen caméra yooyu caméra yi détecté wul chaleur bi mu dugg bu duggee ba pare après période d'incubation bi daal di jeex mu doog a commencé cas importé yi ñuy wax yëpp noonu lañ duggee. mais pourtant ci ñaari njëkk am dafa mel noonu la demee. parce que bu ñu xoolee ci tubaab bi nga xam ne moom moo ko indi. moom dañu joxe datu le 13 la dem. parce que li jaaxaloon nit ñi mooy bi Abdoulaye Diouf Sarr di commune dafa ni mi ngi fiy jógee le 13. la dem ñibbisi le 26. Sénégalais yu bari ñu mel ni man ak ñeneen dañ ne xanaa kon dafa àgg rek. feebar bi dugg ko. ndax bi mu ñibbisee le 26 le 27 mi ngi hôpital. le 28 état bi génn communiqué. donc foofu amoon na tuuti jaxasoo boo xam si amoon na ci bopp nit ñi parce que foofu moom moo njëkk a indi problème de communication bi nit ñi nemmee ko ndax moom bi muy wax monde scientifique bi kenn nekkul ci wetam. ministre bi rek la ñuy gis. ak staffam ñu génn di wax mais foofu ñu ngi doon xaar kër corps médical bi nekk fa waxal seen bopp. waaw parce que boo xoolee kaay njëkk am yëpp. que mu nekk ki nga xamante moom lañ njëkk ki dëkkoon Almadi ki njëkk a gis. exactement aéroport la duggee. keneen ki nga xamante ne moom mooy fonctionnaire international mooy britannique bi. ku jigéen ka aéroport la jóge ki nga xamante ne moom lañ détecté Roi Baudouin également aéroport la duggee. ki nga xamante ne mooy Modou bi ñuy wax bi nga xam moom moo dëkk Touba également aéroport la jóge mais ñoom ñëpp bi ñuy dugg développé wuñu woon les symptômes foofu laay waxee. bu fekkoon par exemple au niveau de l'aéroport Blaise Diagne am na espace. bu bëri. bu ñu mettoon foofu peut-être tey tente comme yi nga xamante def nañ ko Touba tente militaire yooyu. képp ku ñëw ñu jël la d'abord mettre la foofu ba pare def ay prélèvement yóbbu ko Institut Pasteur ñu prélever ba pare xam nga bu ñu xoolee ku nga xam ne am na doomu jàngoro bu ñu seppile ber la affaire bu boobaa peut-être doon nañ ko lii. peut-être loolu moo ne waroon nekk les mesures yu ñu waroon njëkk a jël mais mesure de fermeture des frontières et consorts mënuñu ko ñun jël ko de manière unilatérale parce que dafa am ci organisation yu ñu bokk. tey jii bu ñu nekkee navigation aérienne ASECNA lañ bokk. ASECNA dañ bokk IATA xam nga sur le plan de la santé ñu ngi bokk OMS sur le plan beneen bi affaire commerce dañ bokk OMC xam nga dañ bokk ci ay organisation internationale yu nga xamante ne ñun mu ñu seppi suñu bopp rek jël ay décisions yu nga xamante parce que bu ko defee ñun on se met en marche et que peut-être même que bu ñu demee ba nga xam ne xeex nañ jàngoro bi peut-être mën nañu beddi également te yeneen conséquences lay mën a mais tamit foofu naka nga jàngatee tamit toujours yenn décisions yi day niroog trop décisions yoo xam ni Macron jël na ko gouvernement français jël na ko mu nekk ci ñun parce que toujours décalage bi day nekk 48 heures 72 heures gannaaw décision yoo xam ni jël nañ ko fële ak ñun mais bu fekkee dañu nekk ñaari état mais naka la ñu mën a bokkee ay décisions foofu aussi am na nuance tuuti ci bopp nit ñi ndax ñun am na sax ñoo xam dañuy wax tudde nañ Sénégal ay sous-préfecture ñu lu nekk tur bu nekk génn na parce que Sénégal yi aussi dañuy topp information fu ne donc buñu dee ba nekk ci benn adduna boo xam si ni nga ko waxee sànq dañu nekk ci benn village planétaire am na ci ay mesures yoo xam boo koy jël waroo koo niróole ak keneen waaw kay chaque fois dañ koy wax day dem ba nga xamante ne le président Macky Sall dañ koy tëkkale sax comme
disons gouverneur u France. am na ñu ko xam ne dañ koy wax. mais bon man du ma dugg foofu parce que bon peut-être côté politique lay doon mais li ma bëgg rek wax foofu c'est que ñun lu ñu nuroo ak France dañoo bari quand même Sénégal. ak France. li ñu nuroo dafa bari. sur beaucoup de plans nag. boo xoolee tey jii su même suñuy suñuy texte de loi yi que mu nekk suñu constitution que mu nekk suñu droit pénal que mu nekk suñu procédure pénale que mu nekk suñu droit de la famille da ngay jël code civil français nga jël suñu code bi boo xoolee pratiquement les mêmes termes moom moo ci nekk. suñu accords yi nga xam dañ koy signé au niveau international pratiquement ñun ñoo bokk parce que encore une fois ñoom ñoo ñu coloniser woon te ba ñuy jël indépendance également ñoom ñoo ñu jox indépendance te suñu texte yi nga xamante ñoom ñooy régir suñu république également pratiquement ñoom ñoo ko bindoon bàyyi ko am nañ quelques spécificités rek. mais tey ki nga xamante ne étudiant bi nga xamante dafa dem jàng ji France ak ki nga xamante dafa jàng université Gaston Berger wala université Saint-Louis Cheikh Anta Diop pratiquement ñoom ñoo bokk lu ñuy jàng donc pour wax la ni ñun dañoo nuroo à France ci lu bari ci suñu doxalin ci làkk bi nga xam dañ koy làkk ci suñu spécificité sur le plan économique si accords yu nga xamante ne dañ ko signandoo ensemble également à 90% ñun ak France dañu nuroo donc jaadu na également que ni du ci bëri ci ay décisions yu nga xamante ne dañ koy jël également à 80% ñu nuroo ay décisions. mais fii ñu toll nii est-ce que bu ñu xoolaatee francophone bi am na ci benn njëriñ boo xam ne war na ko ma def waxuma sax CEDEAO mais ñi nga xam ne seen ni France moo leen colonisé woon ba tey ñu nekk ci francophonie ndax tey ji am na dara loo xam ne si ne ni war nañ koo mën a bénéficier wu tey ci problème bii ñu am nga xam ne si dañuy naan kat ay la yowét lii kat lëkkaloo bi amal nañu njëriñ jàppale nañu ko waaw d'accord naa ak yow parce que tey jii fi ñu toll nii muy outil moyen lañ toll je pense que tey bu fekkee ne am na benn avantage bu nga xamante ne coronavirus bi am na ko tey mooy que ne na la ko ñu redistribuer les ressources parce que tey jii boo xoolee à travers le monde économie yëpp dinañ la ko wax li ñu am ci ay richesse ak li ñuy consommer li ñu am ci ay richesse moo ëpp lu ñuy consommer donc bëri na ñu nga xamante ne dañ jël xaalis planqué ko dans des paradis fiscaux mais bala nga ne naam ne fa je pense que lu mel nii nag dafay permettre ñi nga xamante ne dañoo denc xaalis ñu génn xaalis ñu jël redistribuer ko réguler waat suñu adduna bi laay wax sax avant ñuy commencer waat partir sur de nouvelles bases fi ñu toll nii fan lañ toll ay moyens yu nga xamante ne dañu faire face parce que guerre bu amee chaque fois après reconstruction moom mooy am guerre mondiale gis nañ ko ba mu jeexee gars yi dañ nekkoon di tabaxaat que mu nekk 98 que mu nekk 39 45 dañu rek fi mu toll nii guerre lañ am mais bokkul ak beneen guerre bu nga xam moom lañ daan def guerre bi mooy leen suñu économie yëpp day nasax sur tous les plans aéroport bi li mu doon génne tëj nañ ko port bi li mu doon génne tëj nañ ko tourisme yi li mu doon indi tëj nañ ko donc ce qui fait que économie yëpp à travers le monde dafay wàcc mais comment redémarrer ça il faut de l'argent donc fi may waxee mooy di tey jii organisation yi ñu bokk il faut que ñu mun ñu jàppale tey on a la banque mondiale bu nga xamante ne war nañu jàppale pour que ñu redémarrer waat voilà on a la francophonie bu nga xam ñun dañ ciy bokk francophonie rek du notion comme ça que ni woy il faut ngeen làkk français et consort déedéet dañuy làkk français d'accord mais nañ def le tout ba nga xamante ne ñi nga xamante ñoom ñoo bokk ci organisation boobu ñu mun leen jàppale pour que ñoom tamit ñu mën a redémarrer waat en situation de crise surtout en situation de crise on a besoin d'argent bon dafa am ay initiatives yu nga xamante ne personnel au niveau interne tey gis nañ ko ku ci nekk yaa ngi contribuer ay Sadio Mané ñu ngi joxe ay diw ak ñuy joxe sëñ bi moom moo njëkk a joxe jël ci 200 millions joxe sëñ Mountakha je pense que loolu initiative yu nga xamante a encouragé il a montré la voie nit ñi dañuy joxe mais au niveau international nos partenaires également doivent contribuer pour que ñu mën a redémarrer waat bu fekkee ne gën nañ ci ndax conséquences économiques yi xam naa ne dafay am fii nag bu ñu fi tollee damay bëgg nag léegi wàccaat ñëw fekk si li nga xam ne moo di actualité nationale bi coow li bari na wax ci bari na mu des problème religieux yi confrérie yi tey kenn ku ci nekk dafa mel ni dangaa commencé feeñal sa bopp nit ñi commencé delluwaat ci leneen loo xam ne xëy na Sénégal foogoon nañu dépassé nañ ko waaye am na lu ci feeñ tey dafa mel ministre de l'intérieur lañ gën a déglu ak it ñi nga xam ne si ñoom ñoo di suñu guide religieux yi tarixa yi boo ci dem kenn ku ci ne am nga nooy communiquer am nga ko lay waxal sëñ Mor tey fi ñu toll nii ban communication la ñu war a am diggante état bi ak it guide religieux yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ndax tey ñëpp ngi déglu léeg-léeg dañuy naan lan la xalif bi wax ñu ne non nañ déglu ministre de l'intérieur yenn décision la jël président de la république jëloon na ay mesures te mesures yi kat léegi fi ñu toll nañ far ko appliquer léegi nag lan la sëriñ bi wax
tey fi ñu toll nii naka lañ war a mën a jàngatee loolu waaye tam naka lañ mën def ba nga xam ne ni Sénégal yi nañ gisaat seen bopp ci seen ay kilifa yi nga xam ne ñoom lañ yaakaar parce que aussi suñu ay réalité socio-culturelle dafa am doole ci ñun dafa am lu ñu gëm googu naka la ñuy def boobu bénéficier ñu tey. waaw jërëjëf xam naa comme ci communication de crise lépp lay duggaat. xam nga ni nga wax dafa am solo Sénégal yéen ñëpp xam nañ ko yàlla def mu doon dëkku kilifteef dëkku kilifa la te ni nga ko posé question bi sànq mu wax ko ci wàllu colonie ñun bu ñu fàtte ni ñun ay colonie française bu yàgg lañ woon. France ñoo ñu colonisé woon. li Olof Ndiaye nag dana ku la jox looy fooy xoole bët fu mu bëgg nga xoole ngay xoole pour ñu am benn autonomie carrément du yomb mais nag am nañ ko ndax souveraineté ba ngi fi ñooy yilif suñu bopp bu fekk woon loolu bëri na yu ñu fiy indi yoo xamante ni kilifa dañuy xam ne arrangé wu leen dañuy bañ teg ci seen tànk donte sax day metti ndax day am yenn conséquences. mais jàpp naa est-ce que tamit ñu ngi bañ est-ce que ñu ngi bañ question bi tey mooy est-ce que ñu ngi bañ. waaw mais point d'interrogation la parce que aussi li ñu impose yëpp ci côté religion ci côté lobby ci côté aussi franc-maçon homosexuel. est-ce que am nañ moyen bañ aussi. waaw léegi dama wax xam télé laay wax dañuy ñu ngi bañ li ñu mën a bañ. xam nga mbir moom da ngay bañ li man moom moo demee noo xamante ni li ñu naan les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts. loolu day feeñ ci lépp ci dëkk yi dëkk boo gis soxla nga sa morom. ñun Sénégal bi ñuy tuuti ba pétrole bi feeñ ak yëpp gis naa gars yi ñu ngi fi ñëw di xaritoog di jox ñu cër xam nga am na ñoo xam ne intérêt rek la ñun nag moo tax fi mu toll nii lii xew nii ma ne dama ci ñëwaat sànq dañ cee war a jëlewaat ñun mën nañ fi jaar ñu Sénégal ba jógaat. ndax yàlla mu ngi ci musal. ndax tey jii gis nga balaa ma ñëw ci question bi nga wax. lu mel ni Italie dafay faatu ci mag ñi kenn xamul toll. suñu mbokk moodu yi nekk jeune ñoo fa ne. ñu boolee téléspectateurs yi ci biir waaw ñu xool rek xam naa ne du ci jël lu bari waaye 88 628 15 14 salaamaaleykum. allo. waaw ku baax ñu ngi lay nuyu. allo. salaamaaleykum salaamaaleykum Cheikh Abdou Kader. Baye Mor ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu baax. na nga def alhamdulilah Kader. jërëjëf Baye Mor. émission bi am na solo lool. di jaajëfal sa ñaari invité yooyu ñu wax lu am solo. li ma la waxoon nag dañ koy rediffuser ci temps boo xam ne nit ñi danañu toog seen. waaw loolu moom kilifa yi foog ñu jóg ci kanam. li nga wax rek laay rebondir. gis nga Sénégal kilifa yi dañ fi am doole. am fi solo. dafa laaj ñu am un ministère de culte. parce que loolu mooy mën a tax du am jafe-jafe entre état ak religieux. parce que tey jii ñëpp conformé wu ñu ci bañ a julli ji àjjuma waaye jàpp naa ne bu xalif généraux yi waxoon ni dañu julli ji àjjuma da nga indi jafe-jafe ci réew. soo amee nag une force aussi importante ci dëkk da ngay seet loolu wutee un moyen de communication officiel pour ngeen di ko di liggéey en synergie mais ñu bañ a mën a liggéey de façon individuelle. man daal loolu laa amul ci li ma ci wax di xam ne addina yàlla boo ko sàkk. dëgg la ni mu ko sàkkee dafa am lu mu sant. ñun nag dem nañu ba jàpp ni ñoo maîtriser adduna jamono bu ñu fi bàyyee ay digleem nekk ci sunu sago moom lu dérégler montre bi ñun ñooy dérégler montre bi nañu tënk ci lu yàlla wax def li yàlla wax ànd ak sunu war comme ni ko sëriñ bi waxee def li mu wax am jàmm defuñu lu ñu wax du ñu am jàmm ba ilaa yawmi diin dafa am loo xamante ni boo xasee ba ak nekk ci diine sa code de conduite dafa am lu ko définir. léegi boo génnee nag code de conduite bi leneen loola ci fekk yaa ko teg sa bopp. tey jii boo demee Italie seen système de sanitaire mënul dara te France seen système de sanitaire mënul dara jàppoon nañ ni mën nañu dara waaye tey jii coronavirus bu neexoon sunu borom suba mu jeex. dëgg la kon nañu dellu ci yàlla jox ko cëram lu ñuy def lu ne ñu jiital ko ca te maa ngi ñaan nañu def benn journée de prière boo xam ne bii. rassemblement tere nañ ko waaye na nekk benn journée boo xam ne jour de travail la ku nekk teg toog sa kër ñu naan dellu ci yàlla sunu borom xam ni delloo nañ ko cëram. bu ñu joxul yàlla cëram jàpp ni mën nañu xam nañu ndax am nañu xel dañuy seetaan jërëjëf loolu laa ci doon bëgg a wax. jërëjëf Baye Mor Sourang gërëm nañ la bu baax a baax ndeysaan moom dafa fidèle loolu ci programme bi nga xam ne rek moo di sunu biir ñu ngi ko ci gërëm baax a baax 88 628 15 14 Mor damay ñëw dafa am loo ci bëgg a dolli ci ni mu nga xam noonu la waxee. waaw man li muy wax dama ci ànd parce que gis nga tey boo jëlee pouvoir ñaari pouvoir am. dañuy woowee pouvoir spirituel ak pouvoir temporel. boo demee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa boole woon ñaari.
dafa nekkoon chef d'état mais en même temps dafa nekkoon guide. xamante moo doon jiite nit ñi. tey ñun suñu pouvoir bi ñaari pouvoir la ñu am parce que tey le président de la République Macky Sall moom mooy chef d'état mais du moom moo ñuy guider ci suñu religion. li muy wax foofu rek mooy di kilifa diine yi dañu am cër fañ nekk pratiquement rôle chef d'état la ñu am mais sur le plan religieux. donc ce qui fait que décision booy mun di jël buy concerner la religion parce que loolu suñu gëm-gëm la. tey ñun ñoo jël suñu carte votel ko kenn ku ñuy woowee Macky Sall. mais suñu gëm-gëm dafa am fu ñu jokk. kii am na fu mu jokk kilifa am na fu mu jokk réew nag. ñëpp ñoom ñoo ko bokk. je pense que proposition bi mu def ni c'est une proposition très pertinente. tey jii on a un ministre de l'intérieur buy jouer peut-être rôle boobu nga xamante ne à chaque fois moom mooy dem ci gàmmu yi def yooyu tey bu ñu amoon ministre du culte bi nga xamante ne moom mooy dem. waxtaan ak ñoom mais ministre du culte bi am na peut-être benn xam-xam bi am na nu mu mën a waxee kilifa diine yi am na peut-être la laaka ay xisa yu mu leen mën a wax ak ñoom parce que dégg-dégg dafa am na nooy waxee kilifa mu am aptitude yooyu mën a wax ak moom je pense que tey bu ñu jël décision yu mel nii bu ñu waxtaanee ak ñoom ba ñoom ñu war a mën jël décision yi problème bu am dina yomb trop kon incha allah ba tey 88 628 15 14 88 628 15 14 moom tàgg si la tey fii toll nii mooy ñëpp xel yëpp a ngi tey fii ak ñaari waxtu dañu war a dem juma. décision yi ñu ngi koy xaar fu ne dëgg la ba démb ci guddi ñu ngi doon xaar ñu ne Masalikul Jinaan danañ fa julli ñii di wax ni grande mosquée dinañ fa julli feneen ak feneen dinañ fa julli waaye gis nañ ni bi ñu xëyee ci bëccëg gi mel na ni soppeeku am na ci. naka ngay expliquer loolu Sénégalais yi. waaw loolu dinaa ci sawar ci wax ci ndax actualité la te xam naa ni soxal nañu bëri. mais xam nga li ma ko waxoon sànq rek Sénégal di dëkku kilifteef man mii dañ ma yilif nit ñi yilif toog ñëpp jàpp naa ne tamit ku ne am nga sa kilifa moo xam fa ngay liggéey moo xam fa ngay jokk moo xam fa nga nekk ba ci barab bi ñu nekk di RDV Alaaji Mbàkke Faye mooy représentant xalifa général des mourides fii ci Ndakaaru di ko jàmbaare ñëpp xam nañ ñu ngi ci wetam ci communication di ko ci jàppale bi yàgg ci liggéeyal yàlla di liggéey Sëñ Tuubaa mbir mi nag c'était li ma ci mën a wax ci public metti woon na lool parce que ku ne xam na ni dafa am jumaa yoo xamante ni autorités yi dafa dépendre directement ci xalifa général des mourides du ay arrêté préfectoral arrêté gouvernemental loolu état bi bañ ko defee xam nañ ko ndaxte stratégie lañ def rek ba may ñëwaat ci loolu day ñëwaat ci communication de crise bi parce que man wax naa koy démb ne peut-être ni ñuy gérer la fermeture des mosquées mënoon nañ ko gérer nu gën a diplomatique gën a baax ndax doo jël mënuñoo tekki-jékki rek ay groupement association wala maa jóg ne nangam ñu respecté lañ ñoo xamante ay borom xam-xam ñëpp xam nañ leen mais ku ne xam na ne Sénégal du imam yëpp a bokk foofu léegi loolu état bi war na mën a jël responsabilité am woote ñooñu neneen kat wala ni ñu def ci gàmm yeeg màggal yi ndax gàmm yeeg màggal yi moo gën a jafe lan la xoolal li jël suñu mbokk tijaan yi ziar général nga xam ni mooy deuxième événement ci yoonu tarixatu tijaan depuis 1950 bi ñu ko célébré musuñu ko randal ñu ñëw balaa veille ñu xalifa bi jël dogal ndax wax naa autorité ba ñëw am jox information am nañu wax ak moom waaw ak appel laayeen bi nga xam ni mën nañu wax ni mooy màggalu Touba wala gàmmu suñ mbokk laayeen yi li gën a doy wax mooy daaka ji tamit nga gis nga xamante ni ñooñu sax ci àll ba lañ koy defee mën nañu wax ni bu doon corona sax mën nañ ci am mucc ndax ci àll ba te jigéen du fa ne ay góor kese lañ mais liñ ci njortoon moo di ñoom jàpp nañu tamit am na ñuy jógee bitim réew di ko di wàllaasi ñu ne kot nangam ñu waxatuñ ci ñu ngi ci weeru Kazu Rajab weeru Sëñ Fallu ku ne xam na ni dayo bi mu am ci Sénégal koo xamante ni ku mës a jàq moo lay dimbali dina Senghor ba mu nekk jullit sax ba mu xamee li mu bëgg Sénégal dafa dem Sëñ Fallu def ko nitam def ko xaritam lu muy def du koy dem ba daanaka Sëñ Fallu dafa amoon koo xam ci palais bi lu mu soxla day am fu muy jaar ñëw ci Senghor directement bu bëgg Sëñ Fallu soxlaa moom jël téléphone wax moom directement lu mu wax ko mu def ko kon ñoom xam nañu depuis Sénégal nekk Sénégal autorités yi fi nekk xam nañu luy doole yi kilifa diine yi moo tax lii ba mu waree ñëw ñu war a ni ñu def ba gérer yooyu moo nañ ko def ba gérer ko mosquée yi man nag du ma ne ni ñu ko defee baaxul parce que
xalaataan naa ma ne d'un côté aussi peut-être ni lañ mën a def ndaxte dafa doon lu complexe gis nañ ci kilifa diine yu yëkkatiku ay borom xam-xam yu yëkkatiku ñaawlu ko teg fi kaset yoo xam ñëpp dégg nañ ko moo xam sëñ Fallou wala sëñ Cheikh Tidiane Al Maktoum ñu wax ci loolu ñëpp déglu te mu amoon réalité la kon dafa doon point bu sensible mais nag dañoo dund loo xam ne mosuñ ko dund ndax feebar boo xamante ni man ñëw ma fi di ragal kenn tànk damay wax sama réalité feebar boo xamante ni tëral na États-Unis tëral France tëral dëkk ñu ëpp doole bu ñu demee ba amaana autorités yi am nañ information yoo xamante ni ñoom jàpp nañ ni nit ñi fuñ dajaloo rek mën na gën a yokkaat feebar bi nañ def nangam ñoom loolu ñoo ko xam mais fi ma waxee mooy mën nañ ko def noo xamante ni ndax mbir tey jii misaal rek bu gën a souple bu gën a rafet non bàyyi woon xalif généraux yi ñoom waxal ko seen bopp. non démb sax loolu am na ci ndax Alaaji Mbacke Faye ba ñu njëkkee ñëw man am na yow mënu ma ko wax publiquement lépp xam naa lu mu demee ndax ci dispositif bi laa nekk mais ministre de l'Intérieur naa ko ci félicité du dara parce que gis naa ni xam na li ñuy wax nii xam na ko ndax ci dëkk bi la dëkk xam na poids religieux yi ba mu ko notifié gouverneur def ko tout mais dem na fexe na ba jox ko kilifa gi Sëñ Muntaxa Mbàkke ndax Sëñ Muntaxa boo xoolee rôle bi ñu joué ci Sénégal ci xalif généraux yi ni ko sëñ Babacar Si moo di defe ak yenn kilifa yi xoolal ba crise bi amee koo xam ne moo leen njëkk a soutenir yëkkati 200 millions ne leen jox leen ko te gis nga ni mu ubbee bunt yi ba mu ko defee le gars yëpp commencé ñëw ñoom président yi suñu ak ñeneen ak ñeneen ñëwuñu parce que dafa am loo xam ne signal la yow ki la defal lool rek bu leen la woon damaa bëgg sama ñàngami julli rek xam bu ko sëñ bi waxoon sax ñu may ko mais xam nga mbir du ñu ñëw tere mbir def arrêté te nguuru àdduna yi dafa bokk ci nguuru suñu borom te kilifa di dañ koy mooy ndax décision bi nga xam ne laal na tey jumaa yi laal jàkka yi yëpp rassemblement yi nga xam ne si mooy lieu de culture est-ce que loolu aussi àgg na Touba ndax tey njott mën naa dem ci ni tey kat grande mosquée bu Touba tey dinañ ko tëj kenn non loolu moom du fa egg parce que arrêté bi c'est clair dañ ne dans la région de Dakar foofu aussi autorités yi dañ cee jug ak yeewute parce que mbir dëkk moom boo koy gérer xel rek la parce que yow xam nga ni kilifa Touba moom man ni ma xamee réalité bi foofu moom xalifa bi rek ngay mën a waxal ba mu ne war na nangam mu mën a nekk sëñ bi moom bu ne woon nañu toj jumaa ji sax gars yi toj ko xam nga yëfu murit moom waaw lu dëgg ndigal rek la ñuy xaar masali bi dañ koy tabax bu sëñ bi joxoon ndigal nañ ko toj léegi li ñuy def émission bâtiment ak yëpp gars yi dem rajaxe ko kon donc dafa am réalité dafa am ci Sénégal mooy këri diine yi ñooy am kii am na boo ko bëggee teelal dem ci moom nañ dem ministère de la santé defoon teelal dem ci sëñ bi leeral ko tëjoo moom ministre de l'intérieur leeral ko situation waaw boobu Porokhane bi la woon peut-être boobu leeral ko ne ko nangam ak nangam parce que boobu Porokhane bi ñëwoon na ñoom sax amoon na sax ñu joxe idée ñu fomm ko mais boobu comme affaire bi nekkagul woon lu garaaw ñu ne leen nañ taxaw bii tamit la même chose bii tamit li ñu ko defee tëj jumaa ji aussi dafa am erreur baax na mais erreur yu ci am dafa bëri man sax duma sañu ma maay wax sax astafurlah sañu wax naan baax na ndax jumaa moom di ko tëj lu mu prétexte mënut doon rek man ci man entre sama gëm-gëm du lu yoon mais bàyyi ma eggale foofu rek maanaam li tax ma naan ni ñu ko defee dafa kii parce que yow mënoo tëj jumaa ba pare boo demee léegi marché HLM mi ngi tëj nga dem marché Sandaga mi ngi tëj te booy seet jumaa yëpp ci am rawat na jumaa ju mel ni jumaa Massaly dafa set gars yi ñu koy entretenir c'est propre mais marché yi moom xam nga sama gars yi dañuy ñëw jaaykatu jën yeeg fii nangam na xam ne yooyu mënoon nañ defee noo xamante ni buñ koy jël dañ koy boole leneen loo xamante ni dina indi lay mais nit diine yi nga xam seetaan nañu ñu ne ñoom ñu ngi ni tëjuñu lee tëju yi est-ce que nekkul tamit confinement bi tàngoor bi dajaloo bi ak ñaq yi ak aussi li nit ñi di toogee parce que ñun ñëpp dañuy dem ci jumaa yi te léegi ñu toog ay waxtu mu toog fa 30-40 minutes boo xam ne si loolu ànd naa ci dañuy riisoo dañuy tooy dañuy jàpp ba pare yaram yi dañuy tàng mais àdduna xam nga jumaa dañ ne feebar bi li ko indi lan la ñu wax li ci ëpp solo mooy salte jumaa ji ku fay dem di nga sangu di nga sol lu set di nga toog fu set mais marché yow gis nañu xam ak yeneen barab ak yooyu c'est-à-dire lu am solo la mais mënoon nañ ko defee noo xamante ni ndax dëkk bi ñoom tey jii buñ ne woon dogal kilifa yi moom luñ jël rawat na nag démb Alaaji Mbàkke Faye dafa jot jëwriñ Mbàkke Sëñ Muntaxa mu jox ko ndigal da ko gannaaw autorité yi ñoo fi nekk te yàlla am nañu xam-xam am nañuy leeral loo xam ne ci mbeer jot nañu mën naa nangam te ñoom la yàlla jox ci saa ñu yore sécurité bi ak santé publique loolu ñu wax damaa bëgg ngeen ànd ci ñoom moo tax jëwriñ Mbàkke Faye xaaj guddi la woo presse bi
def communication xam ni kat sëñ bi jox na ndigal ñu tëj jumaa ji. ñun nag mooy bu sëñ bi joxee ndigal moom pare nañ ci. pare nañ ci waaw jërëjëf. Daouda ci côté boobu naka la koy gisee ak aussi ndax tey jii li histoire dina ko retenir. waaye tamit seetaat lu gën a sori lii est-ce que auparavant lu mel ni mosoon na am. jamonoy peste ak Ebola ak yeneen ak aussi lu gën a sori lan lañ ci mën a jàngee loo xam ne si ne ni dans l'avenir nañ ni kat lii xewoon na fi tiré nañ ci ay leçons boobu ëllëgee ñu def nii wala ëllëg histoire dinañu dab mu nekk gàcce ci ñun. bon man dama yaakaar ni fekke wu ma mosuma fekke bokk. lu mel nii bon c'est vrai que gone laa. c'est vrai que bi ma nekkee ci presse beeg léegi 20 ans la mais ci 20 ans yi ma fekk ci presse bi yëpp ak sama souvenir boog même ba may nekk tout tànk lu mel ni mosuma koo gis. gëstu nag def nañ ko que boo demee par exemple fu mel ni Kaaba ga biñ naa la mos nañ koo tëj lu bëri yoon. ci ay affaires yu mel nii la woon. ñu ne la rawdu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam également mos nañ koo tëj ay yoon yu nga xamante yu mel nii la doon am mais Sénégal mosuma fàttaliku mu dégguma sax ñu koy waxtu lu mel ni mos na am. parce que tout simplement également lu mel ni coronavirus également mosuñu ko fee am. ampleur bii mu am ne mosuñu ko fee am. amoon nañ fi Ebola yegguñu woon foofu mais Ebola ñun touché wuñu woon. parce que benn cas la ñu amoon cas importé la woon Guinée la jóge woon. dafa ñëw ñu traité ko faj ko mu delluwaat donc amuñu woon problème boobu man boobu fi mu koy kiiwee man pour man juste mesure de prévention la parce que tey dañ koo wax léegi tey jii boo demee France wóoluwoon nañ seen système de santé ba nga xamante ñun suñu autorités yi lu tey seen jabar sax bu demee ba war a accoucher sax France nga koy yóbbu ko mu accoucher yi ku ci feebar France ngay dem pour faju ji Italie également wóoloon nañ seen système de santé ba nga xamante ne pour ñoom lii yëpp du leen mën a daal mais tey gis nañ ce que la maladie a fait nasaxal na ñoom seen système de santé léegi nag ñun amuñu doole boobu xoddiku bala ngaa lakkale rek lañ mun dem li nga xamante ne peut-être foofu la italiens yi mujjee ñun foofu la ñu war a njëkkee mooy lii ngay gis ne def la nga xamante ne jonjonte bi xam nga disons li nga xamante ne moom mooy transmettre maladie bi ñu kar ko nuñ koy carré mooy lan lépp lu nga xamante ne rassemblement la chaîne de transmission bi ñu rompre ko que ni tey ne bu ma ko amee te daaw dañu xool ci téléphone bi 88 628 15 14 salaamaaleykum allo salaamaaleykum ku baax na nga def ñu ngi lay ziar bu baax ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. bisimilah yaa ngi ci biir. ñu ngi sant bu baax ñu ngi dellu ziar. jërëjëf alhamdulilah. am rek maa ngi wootee ci wàllu kii Maodo. waaw ñu ngi nuyu waa tubaab di leen ziar. jàmm rek kay. jërëjëf. waxtaan am na solo la. jërëjëf. waaw ñu ngi koy déglu bu baax a baax. alhamdulilah. waaye nag éléments yooyu de li ñuy wax foofu ci Diourbel la. éléments yooyu dañuy wax foofu ci Ndakaaru. ci Ndakaaru maanaam ci Ndakaaru maanaam. foofu rek la war na foofu rek mën a ndax jàkka yi dañoo bokkul au doxalin waaw ñoo bokk l'islam bi waaye bokkuñu au doxalin waaw ndax jàkka yi Ndakaaru ku la xam ne administration bi da jaan doole lool parfois waaw ndax itam gis nañ fii ba ay jàkka yi Ndakaaru yoo xam ne dañoo xuloo administration bi teg ko gis nañ fi jàkka yoo xam ne ci wa Ndakaaru élément ak maamoom bi duñ duggante yooyu amul ci jàkkay Tijaan amul ci jàkkay Murid dégg nga jàkkay yi ci bëri ñooñu nga xam ne daanaka l'islam da leen a fondement dañoo taaru ci taar boo xam ne ni daanaka dëgg la waaw ndax li ñu ci mën a seetlu mooy lu ci bëri ci ñoom ay policiers yu retraité lañu ay douaniers yu retraité ay fonctionnaires yu retraité yoo xam ne dañuy mujj finalement dañuy ñëw ci jàkka yi dégg nga ñooñu tamit ñun daanaka gouvernement bi ñoom lañ koy nekkal rek waaw te itam maanaam islam bi dañ ko war a maanaam jox suñu xol jox ko gëdd bi mu am. ndax man daal li fii daal ci tubaab xam mooy ñoom incha allah bi ci liggéey ay dina ko dinañ ko def bu soobee yàlla. incha allah tabaraka wa taala. ci rek xalifa sallallahu alayhi wa sallam. incha allah wax ci dara te loolu dégg ñu wax ci dara. jërëjëf. li am foofu nag moom foofu laa am jàkkee ni xalifa dinaa doon ñi nga xam ne dañ ko teebalee te am na solo ñu nga xam ne dafa bañ ak juulaloo. juulaloo bi rek a wér moo tax.
waaw waaye bu doon ne julli ci numéro jëpp julli ci waaye nag bëggul am ci loolu waaye fii ci Touba nag moom. bu nga xam ne Touba wax dëgg yàlla boppam la yor. côté nii boppam la yor boo xam ne nii. dafay gouvernement boo xam ne nii. mën nañ ko ci soxla ci li ñuy def. mënut a am. boo ko tàmbalee Serigne Touba ak Touba la. ba léegi. loolu la fi am. waaw léegi daal moom xam naa ne moom bañu ñu ko waaye moom yoonu daal moom dañoo waroon. ndeysaan jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci woote bu am solo boobu ak ni mu duggee. waaye li ma ciy jàngee rek mooy ndax réew war naa mën a am ville exceptionnelle mesure exceptionnelle. Daouda bu ñu déggee bu baax. daf mel ni loolu def ci feeñ. waaw mais ville exceptionnelle mesure exceptionnelle loolu je pense que c'est à travers le monde dafa mun a am. tey jii boo demee Italie rek boo demee Rome Vatican c'est un état dans un état. Italie rek boo fa demee le Vatican c'est un gouvernement bu nga xamante ne am na un pape bu nga xamante moom mooy décider moom moo am banque am moom moo am bibliothèque am moo am lépp mbir Italie la nekk. mais c'est un état dans un état. comprendre nga. tey buñ nee Touba dafa am ay réalités am et je pense que ñaari dissocié wuñu dama la wax sànq que ni àdduna ñaari pouvoir moo am. pouvoir spirituel pouvoir temporel. kooku kenn mënu ko bañ moom moo am. parce que ñun même bu fekkee ne am nañ état organisation la bu nga xamante ne organisation pour réguler àdduna la. état organisation pour réguler àdduna ñi nga xamante ne jàng nañ droit xam boo jàngee histoire comparative du droit da ngay gis fan lañ jóge ba fan lañ yegg tey ba mu nekk un état. organisation la rek organisation ci zahir la. maintenant après zahir comme nuñ ko waxee dafa am dualité la dafa am zahir am baatin. baatin bi nag moom mooy effectivement que ni ñun dañu am ñu nga xam ne ay kilifa comme ni ñu ko ñun ñëpp ku nekk am nga foo jokkoo. te ki nga xamante ne moom moo lay wan yoon bi nga xam moo lay yóbbu ci yàlla xam nga kooku noonu également am na cër bu nga xamante ne da nga ko war a jox. ndeysaan macha allah ci tontu bi nga xam ne si moom laa laaj léegi Daouda mesure exceptionnelle pour ville exceptionnelle waaye itam population bu exceptionnelle bu ñu nee Touba Tivaouane Ndiassane Layène fenn fu ci ne ñu bëgg leen jox matuwaay boo xam ne si ne ñoom xalifa généraux ñoom ñoo koy jëlal seen bopp ci seen ay ville. te pourtant feebar bi amul frontière. waaw loolu xam nga dossier bi moo sensible. dossier diine moom dafa sensible rawat na nag feebar bi gën koo ñëwati moom super sensible gën a doy waar. moo tax lu autorité yi def ndax yàlla leen fi teg te am nañ ceeg ñi nga xam ne kilifa diine les chefs religieux rek mënul dem wala dina am obstacle wala ndax te ku nekk ngëm-ngëm dafa fort. tey jii nit ki autorité mën na jël arrêté def lu nekk mais bu ci kilifa gi waxee rek kilifa yi ñu jokk rek day yomb te ñoom comprendre nañ ko noonu lañ defee mbir yi ndaxte loolu auditeur bi wax réalité la jumaa yi nekk ci biir réew bi ak yi nekk Dakar bokk na Dakar la ci ëpp da ngay gis jumaa yoo xam ne sax état ñoo leen di fay ñoo yor entretien bi ñoo yor nangam mais am na jumaa yoo xam ne aussi dañoo aju ci autorité directement ci xalifa yi généraux yi léegi looloo tax du mu xaw a complexe na ngay tëjee benn jumaa mu yomb noonu lay jafee ci beneen mais loolu je pense que autorités yi teel nañ ko comprendre ndax ni ñuy doxalee mbir yi ci dama ci xam wax nañ nañ ci war a waxal bu weesoo nag nit moom da ngay déglu kàddu rek kàddu mais man foofu li ma bëgg nit ñi comprendre du question ne état dafa tëj pour tëj que dafa am dogal par exemple ci jumaa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Dakar amul nu tëddee sañ-sañ ci jumaa bi nga xam moo nekk Touba wala Tivaouane nekk consort je pense que li nga xamante moom moo poussé état jël la dafa ko de gaieté de cœur il faut que nit ñi comprendre ko lan moo am dafa am benn maladie bi transmission bi dafa gaaw lan moo tax mu transmission bi gaaw jonjante bi da koy favoriser léegi nag qu'est-ce qu'il faut faire pour rompre chaîne de transmission bi mooy lan fexe ba nga xamante rassemblement yi du am dem ba nga xam entreprise yi nga xamante ne ñu ngi doon liggéey sax ñu def li ñuy woowee télétravail wàññi seen personnel le maximum possible pour que ñu toog seen i kër yi pour wàññi chaîne de transmission bi loolu moo tax dans ce cadre là ñu ni rassemblement yi dañ koy bañ mais également nañ def ba nga xamante ne ci jàkka yi également parce que jàkka yi gis nañ xam nga même boo ñëwee imam bi bu ñu liqaamee ba pare avant muy commencer dina wëlbatiku xool ndax seen ndax sàppe jub nañ ndax tànk yi seere nañ ndax yeneen parce que mbagg ak mbagg la xam nga tànk ak tànk
da ngeen di laalante à la kuli àll alors que malade dañu woon distance réglementée au moins il faut mais laaj bu mujj bi Daouda mooy en tant que acteur de la presse tey Marley est-ce que fii ak ci kanam mënuñoo xaar état bi génnee armée bi teg leen ci buntu jàkka yi ak jumaa yi bu boobaa signe bi muy dégager à travers le monde est-ce que dinañ ci veiller dinañ ci bàyyi xel parce que tey ji bu ñu ne armée bi génn na mi ngi ci buntu jumaa yi mi ngi ci buntu jàkka yi armée jusqu'aux dents ñu jël photo boobu ci lieu de culture te saare ko lan la mën a def non je pense pas que dinañ yegg foofu pourquoi xalaatuma loolu parce que franchement nous avons am nañ ay chefs religieux yu responsables wax dëgg fa yàlla man Tijaan laa de mais ku respecté sëñ Sidi Mokhtar la sëñ Muntaxa ku ko respecté la parce que xam naa pas-pasam xam naa kàddoom te xam naa également nu mu maîtriser ñi nga xamante ñoom ñoo jokk ci moom et je suis sûr que ni moom lépp lu nga xamante ne moom mooy indi pëccëxoo ci àdduna du jóge ci moom donc daf may leer que ni tey jii bu ñu demoon bay nar a yegg foofu moom si boppam bu jógee wax kàddoom murit yëpp topp ko mais la presse ci boppam naka la ñu war a traiter information boobu tey la presse communication de crise dafa am actuellement nii dama wax ni ñun presse dañu am li ñuy woowee responsabilité sociétale d'entreprise entreprise de presse bi ñaari fànn la entreprise de presse bi ak man journaliste bi entreprise de presse dafa am li ñuy woowee responsabilité sociétale d'entreprise nekkul ni rek màggal Touba jot nga jël ay pack d'eau dem yóbbu ji wala gàmmu Tiwaawan nga yóbbu ay pack d'eau yóbbu ji loolu peut-être acte ponctuel la mais dafa am lu nga xamante ne responsabilité mooy sa cœur de métier mooy information defal la ba nga xamante ne information bi ngay joxe mu nekk li nga xamante ne ce sera au service du peuple en quoi faisant man comme crise lañ nekk je pense que waruñoo joxe benn information bu officielle loolu benn information bu jógewul ci autorité officielle waruñu ko joxe waruñu toog joxe un cas bu nga xamante ne ñun ñoo yaakaar ñun ñoo ko saytu suñu bopp parce que on n'a pas les aptitudes pour wax ni par exemple kii infecté wu na wala infecté wuñu muy la première des choses la deuxième des choses de manière individuelle ñun journaliste on est très jaloux man du ma nangu Mor Dagga ñëw dem na man ni ngay doxe sa liggéey du ma nangu médecin bi di ma ko wax mais war nañ def li ñuy woowe autocensure pays athée tey daanaka choqué na ñu bari ñu gis ko ci benn titre benn journal benn Sénégal pays athée waaw loolu en fait c'est choquant c'est choquant parce que ki bind loolu xamul li mu bind pays athée pourquoi parce que dañ ne dañuy tëj taxul ñu nekk athée voilà taxul ñu nekk athée parce que kooku ignorance moo tax mu bind loolu mu na ma yàlla baal xaw ma kan la mais ignorance moo tax mu bind ko parce que tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu ñuy nettali intempérie moo amoon taw laa la wax de wax bu nekkoon sa maladie fajar fi ñu naan asalaatu xayru mina nawmi mu ne na nga changer nodd bi nga wax ni ku nekk na nga jullee sa kër donc pour wax la ni loolu ku koy wax macha allah moo tax waxtu bi jot li foofu dama jàpp ne waxtu bi ci tënk rek mooy état moo war a jël seen responsable ndax nañu doon def ba ñu doon def ay fake news yi dem naan corona amu fekk naan nga xam ñëpp lañu woo mais journal boo xamante ni titre la ngay wax ba sax yoo xam c'est choquant parce que tamit du ma la nëbb du ma la jox exemple rek ci Masaalikul Jinaan bi ma nekk tey jii moodu yi yéen ñu doon wax ak nga xam feebar bi fi gën a sonn mooy moodu ba kenn ñëw ne damaa na ma Masaalik ñëw ci àjjuma ji julli fa ñu toog une semaine après ñu ne ba ñu xoolee gis ni ñëwoon na Masaalik nangam ñu ne la def xoolal mboolem ñu ñëwoon ci jumaa ja nañ leen compter xoolal loolu xam nga bokk def vol boo xamante ni xam nañ diw ak diw la dafa am loo xam ne c'est-à-dire ñun ñëpp ay jullit lañu c'est-à-dire bu comité autorité yi waxee dara nañu xool ni parce que man je pense que ñëpp ci am autorité amuñu intérêt naan nañ tëj jumaa ji nañ ko tëj dinañ ko gën a yaatal kon loolu jàpp naa ni man li may conseillé tëjaat ko rek mooy li jëriñ Mbacke Faye waxoon message boobu nañ li si bu mujjee wax mooy nañu conformé wu ci directive sanitaire yi autorités yi wax ci cet geeg toog suñu kër ku amul liite boo tax nga toog te ñuy tënku ci jaamu yàlla ak roy yonent salama te li sax ci liggéey Sëñ Tuubaa mooy li la Sëñ Muntaxa wax ñu ko ñaanam yàgg fi wér ndax wax dëgg yàlla waxuma la ñaan yi waaye soutien bi mu def ak joxe ndigal kuy murit nga jàpp ci loolu day sakk macha allah jërëjëf Mor Dagga Sylla bokk tamit ci comité scientifique bu Masaalikul Jinaan waaye tamit bokk ci cadre bokk tamit ci cellule de communication bi ñu gërëm ko bu baax a baax ci teewaay bi ak li nga xam ne rek moom la ñu dimbalee yaatalal ñu ko indil ko tamit ci ay leeral ci li xew biig ak tey waaye tamit gërëm bu baax a baax Daouda Mine maa ngi la présenté woon comme directeur de l'Observateur directeur rédaction bu l'Observateur ginnaaw gi nag nga gindi ma ñu gërëm la bu baax a baax mel na ni yaa ngi GFM waaw maa ngi groupe
Futurs Médias. directeur publication IGFM. directeur des supports numériques bu groupe Futurs Médias. gërëm nañ la bu baax a baax sant la jaajëfee la gërëm tamit téléspectateurs yi tey moo doon sunu 5e et dernier numéro de la semaine ñu gërëm leen jaajëfee leen di leen joxaat di daje incha allah altine ak jàmm waaye bu leen sori léegi-léegi oustaz Babacar Ndiome Dia mi ngi ñëw ak yéen ci seen émission xam sa diine bu ko defee bépp laaj bu ngeen am jëm ci li nga xam ne mooy xew-xew bi ngeen mën ko woo ci 88 628 15 14 ñun ak yéen ba altine ak jàmm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum